Amis téléspectateurs de la Sen TV bonjour dalati leen ak jàmm ci seen émission bi ngeen bëgg safool ko seen bopp taamu ko mu di 100% buzz 100% buzz nag comme ni ngeen ko déggee dinañu fi waxtaanee lépp lu nga xamante ni moom moo tukkee ci réseaux sociaux entre. damay jóg dam de. déedéet moo fi wax dëggantaan. man j'ai 54 ans. weesu naa fi ñuy fenee. dëgg la. d'accord. quand j'étais enceinte de 6 mois. ok la gëj Sada Kane toog. moo toog et c'était dans sa voiture. et boobu yaa ngi am 27 ans aussi. 25 ans je crois. 25 ans. d'accord. ñëw naa 2STV nag. dajeeg moom. ma gis ko mu daw. ñu may maquillé ma gis ko mu daw. lu tax muy daw posé une question ko. yéen da ngeen ko ragal xam ngeen da ngeen ko ragal. da ngeen ko ragal. dinañ ko invité da ngeen ngi dem invité ko mu tontu leen. waaw am na loo xam ne du ko tontu yéen da ngeen ko ragal. selon toi lan lay daw. c'est ça il a peur. c'est quelqu'un dafa am kersa. ndeysaan torodo la. waaw torodo bu rax. alum rax nag. torodo bu rax la. alum rax. daa rax de. bu raxee ma rax de. ma ne maa gën a bokk ak Sada Kane ki yow. mooy Pape Sara. si mun a bàkku. maa la si ëppale. dëgg la dégg ngeen wax ji. dëgg la voilà kon foofu lañ koy kal. Amis téléspectateurs de la Sen TV bonjour dalati leen ak jàmm ci seen émission bi ngeen bëgg safool ko seen bopp taamu ko mu di 100% buzz 100% buzz nag comme ni ngeen ko déggee dinañu fi waxtaanee lépp lu nga xamante ni moom moo tukkee ci réseaux sociaux entre buzz potin people bigi ak polémique. comme ni ñu defee polémique. donc bonjour à tout le monde et bienvenue dans 100% buzz encore une fois tey nag dañoo dalal gan boo xam ne jar na daal tubaarkàlla. mais xam naa bu ñu balaa ñoo gën a xuus ci waxtaan bi dinañ dem daal di xool li web tey ci internet bi avant ñuy terminer ak tendance bi xew mooy musique bi ni ngi di fekk ci réew mi nag daal di yëngu. ma bàyyi la nga dugal sa invité rek incha allah. voilà bi comme ni nga ko waxee ki ñu fi dalal tey nag nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté surtout sur la sphère médiatique sénégalaise ndax jot na fee marqué ay empreinte am waaye di bay bu baax waaram ci li nga xamante ni moom mooy domaine d'évolution am kooku nag Ndella Madior lañ koy wax. sama yaay di jongooma ba yaa. yaay noonu di snap rek man des fois yi ma toggee moom damay snap rek. noonu la snabal. damay snap ba mu jeex. ay ci jëlal ma MD. waaw. da ngay snap nii. damay snap nii kay. ndeysaan elle est très moderne. damay snap. jongoma noppal boobu. nii ngay nuyoo. laay nuyoo. ndeysaan ma xew léegi. moom. kan la naqari. mu naqari mu fay 100 francs. waaw ñu collecté ko yóbbul ko diminué du dëgg. snap bu rafet sax. maquillage bi nag maa ngi remercier ki ma maquillé man j'aime bien maquillage Sen TV. afi la. macha allah. dañu mën ñëw c'est regardé. autorisé. waaw bii nag waruma ko perte. enregistré nga ko ba pare. ayca yaay. ayca nuyool ak ñi lay en direct. bu ma nuyoo waa snap ba pare. nuyu Nafi Dieye. nuyu Biggi man Big di laa doon wax. Biggi la tudd Biggi. su ma neexee ngande. su ma neexee ngande. Biggi Pata rek Biggi voilà comme nga ko waxee ci ñoo dëkkandoo woon en 96. 15 route du front de terre c'était mes voisins. ma xam leen bu baax. des jeunes très talentueux. très respectueux. voilà saa ma ko xoolee sama xel si Biggi lay dem. ndeysaan nga nekkal sa style quoi. gis naa ko dafay évoluer bu baax si réseaux sociaux yi. et c'est bien. parce que réseaux sociaux yi da nga ñëw rek daaneel TNT. dañuy ñëw daaneel télévision moderne et puis maintenant c'est devenu des télévisions modernes. télé si poche comme ni nga koy waxee nga xam ne foo munti nekk yaa ngi seetaan foo munti nekk créer sa yëfu bopp. dëgg la voilà kon 2000 ak 2020 y a une grande différence. dëgg la voilà 2000 dama sonnoon si bu may former xale yi. ndax amuñu woon ay ordinateurs yu bëri amuñu woon moyens yu bëri. dëgg la donc cassette yi da nga ko doon teg di ko rewind. léegi da ngay jëlee sa téléphone rek di émission. dëgg la voilà di def say live bu mu voilà sax vraiment ku liggéeyul actuellement en 2020 si yow la. parce que tout est ouvert. dëgg la. voilà kon noonu laa leen di nuyoo. di nuyu borom kër gi bu gaan nekk ku baax. self-made man. vraiment qui s'est battu tout seul.
pour arriver fu mu arriver te des na encore ci kanam. voilà yaay Ndella ñoo ko déggandoo mu nekk suñu invité tey ñu fas yéene waxtaane nag lépp lu nga xamante ni moom moo nekk son actualité surtout révélation yi nga xamante ni daf koy faral di def ci yooyu les live muy def ci Facebook déjà l'idée de faire des lives pour être beaucoup plus proche des Sénégalais comment ça t'est venu? C'est en 2017. mais 2017 en sourdine nag sama benn cousin Madou Faye. moo ma ne pourtant direct sur Facebook am na léegi. parce que j'étais très Facebook. ma ne direct sur Facebook mu ne ma fii ngay cliquer rek wax. àdduna gis. ma nekkoon ku nekk am na sa télévision. parce que moi je comprends rapidement. waaw Madou Faye ne ma bu ma ko expliqué ma ñëw xool ma ne ku ne am na sa télévision. c'est comme les télécentres xam nga man dama amoon télécentre communautaire yu bëri. en 96. waaw 100 000 francs lañ ma doon versé par jour. amoon naa ko 15 rue Front de Terre 17 Liberté 6 extension Médina 582 HLM Las Palmas. dégg nga wax ji 20 ans après j'ai même pas oublié les adresses. maa la wax lii parce que maa ko moom. télécentre communautaire yooyu ñoo ma servir financement ma jënd samay émetteur ba Lomé. jënd samay pour Santé FM démarrer samay activités yëpp li ngeen gis yëpp amul kenn ku mën a vanter au Sénégal mais maa ko financé. self-made woman mu. kese. da ngeen wax ci. donc idée bi pour revenir réeruma de sama réponse mooy yaatu. dëgg la noonu la. réeruma. donc idée kii bi live ci Facebook yi. sama cousin direct. papam yaayam ak sama pap ñoo bokk ndey ak baay. bu mu nekk bu may gérer à l'époque moo doon gérer Safir bu ma ko wanee rek si laa ne ku ne am na sa télévision. mais xëruma si woon. dañ ci doon dem ak ay pincettes. xëruma si dama xool nii parce que lu muy laaj dafa bëri. xam nga Souleymane Faye dafay faral di ne li nga bëgg dafa am lu bëri li nga bëgg. dafa am lu bëri lu muy laaj. yow big di tey soo bëggee am benn émission télévision bu siiw bu àdduna yëpp di la seetaan. dafa am lu bëri lu muy laaj. kay préparé de. dégg nga wax ni. donc su ko defee 2018 ma tonn Simal sama rajo hôtel dama am rajo hôtel à Simal. Simal mi ngi nekk si commune nu Fimela. may seetaan gis benn ivoirienne boobu moo ma inspiré coach Amon Chic. manqué dafa publicité gratuitement suy live àddina bi yëpp a ko seetaan. li taxoon ma accroché aussi moom sax dafatu ko. appel vidéo. ndeysaan. dafatu ko ma toog Simal xool gis appel vidéo live c'est ça que je veux faire. c'est elle qui m'a inspiré. et tu l'as réussi parfaitement. dafa pare rek ma démarré ma déclenché. sama premier live man ko defee Simal. mais comme que foofu internet bi baaxul vidéo bi du dugg. ma ñëw Dakar moom j'ai mes lignes. def ko mu toj àdduna. ma def ko mu toj àdduna. mais ma politiqué ko. si laa ne woon je suis candidate en présidentielle en 2019. moom laa live vidéo dama jël sa appel vocal. mais Ndella appel vidéo rek. live yi tout est parti de là. voilà gis nañu dernièrement bi live yi ni mu nekkee di susciter énormément de discussions sur les réseaux sociaux gis nañu booy live ni nit ñi di dawee rueewu vers ta page parfois mu dem ba ñaata vues. 3000 vues parfois 3000 en direct parfois 4000 en direct les gens ne quittent pas. les commentaires il faut compter loolu Assane Diouf kese moo ko fi amoon voilà les commentaires il faut compter plus de 15 000 20 000 commentaires nit yi di wax. 6 000 est-ce que waruñu la ci woon xaar feneen xëy na fu dul révélation yu rëy yu choc yi nga xamante ni moom nga ci def. ku su nekk ni ngay xalaatee. ku su nekk ni ngay xeexee. na fi jëy. tu as ta propre personnalité. dëgg la. ku la xosi yaay seet nooy fa yow. sa personnalité la yow. big di ku la tooñ sa personnalité la. yaay xam nooy toog kay tonto. am ñoo xam ne doo leen faale sax. Ndella Madior est une femme politique. est une femme des médias depuis 1992 bu ko kenn fàtte. man ak Adama Sow bi ma koy animé sa chronique médicale radio Sénégal international 92.5 boobu defe naa da ngeen doon raam. judduwu leen sax 1992 laa leen wax.
kon man je suis dans les comme ma fille l'a dit. C'est une femme des médias elle sait manipuler elle sait travailler dans les médias. man mun naa manipuler médias mun naa liggéey ak médias xam naa ne ma si kii te xam naa samay limites. léegi bu ñu ñëwee kon bu ma kenn reproché def live. bu am 4000 wala 5000 vues. bëggoon nga ko am bëggoon nga ko am. am déet. luñ ma ko siy reproché. non contenu bi nag. contenu bi ci foofu laa bëgg ñu def taxaw. li nga ma siy reproché wax ma lan nga ñuy reproché. en fait le fait que ñu ne Sada Kane par exemple qu'on salue de passage parce que c'est notre mentor c'est notre doyen man personnellement ma am ay relations personnelles ak moom nekk sama papa nekk sama xarit ni nga jëlee seen vie privée bi xaw koo sànni ci réseaux sociaux yi ñi ko rafetlu defe naa ni bëriwul parce que xamal ne nañ ni après 27 ans. yëf yi mënoon na gën a rafet wala loo noppi 27 ans amaana mënoon nga koo noppiwaalee ba xëy dee. ñi ko wax rek ba xëy dee waaw ñi ko deewaguma nag ñi ko deewaguma maa ngi fi ba ci kanam ñi koy xalaat dañu gàtt xel. te ku su nekk nag na nekk à sa place à ma place. yow invité nga sama doom. yéen ñaar. yëfu Sada Kane indiwu ko fi woon. kan moo ko sulli di yéen a ko sulli. sulli. keroog jooy bu Saara toogee. waaw Saara ñëwul pour ñu koy ne kan mooy sa baay. dëgg la. kuy sa baay yow ak kuy sa baay. ñu ngi fi de suñu baay ñu ngi dëkkal di ñu ngi nekk sa baay chaque jour. ñu ngi àllaaxira yow mi ngi àllaaxira. sama ndey mi ngi àllaaxira. yow sa baay mu ngi wakaam gi mu ngi wakaam gi. c'était laaj ma la ko maa ngi koy nuyu de passage. au grade bu mag boobu. waaw maa ngi koy nuyu de yaa ngi koy passage tiitaroo. ku nekk ñu tiitaroo sa dégg nga wax ji. ñëw man de ñëwuma fi pour ñu mag sa baay mooy Ndella Madior mooy Madior Diouf. sama baay mooy Ndella Madior Diouf ak sama ndey nekk Juma Faye. ma fier ci lool. ñu dafa ma mel nii jàkkaarloog yéen. kon sama doom du ñëw ngeen koy ne kuy baayam. mais sa taxul mu ñëw. doom bu fi ñëwee ba mu fi ñëwee laajuñ ko kuy sa baay. boo seetloo bu dee indi woon wax rek ko. dañ on t'entend toujours parler de ton. de ta mère mais pas de ton père. mais pas de ton père. ah loolu mooy kuy sa baay. non attends xam nga ñun. français ngeen wax. waaw loolu mooy kuy sa baay. dëgg la ma wolofal la ko. waaw na ngi dem ba jeex rek. wax bi mi ngi ko raay. man su ma jógee ba Saly. rajo jur sànni FM. ngeen woo ma 3 semaines. lan sànni man sagal ko man il faut que mu ñëw. dëgg la parce que sama doom la. dëgg la invité na ma je suis dans la communauté ku ma invité dinaa ñëw. dëgg la su ma sonnulee mais su ma sonn dinaa ne sonn naa. xam nga keroog jooju dem naa bay ñëw nga woo ma ne ma finalement da ngeen am problème technique ma delluwaat. dëgg la man du ma daw. nga ne ku ma invité damay ñëw sagal la. rajo bi mi ngi tudd Jur Sànni FM. mais 95.5 à Saly Jur Sànni FM. mais Ndella bu ñu indiwaatee ku nekk waxtaan ak sa personnalité ci xeex. waaw xeex bi tàmbaleegul. Jur Sànni FM. mais jéggalu nga. après bu ñu yow yaa ngi indiwaatee bëgg a dagg waxtaan bi ci contexte xanaa kii dina ma may ma tontu tontoogu sama laaj man kenn du ma taxañ. waaw boo tontoo nag. dañ may tontu ñu avancé benn par benn émission bi neex. ayca ñu avancé kon. tontu bi question bi ma pose laay tontu. ayca. man kii si frotte si pic de. du ma jóge ba Saly Jur Sànni FM di ñëw fi ñu may taxañ. dëgg la da ngeen may déglu ma tontu leen émission bi neex ñu continuer. dëgg la ayca yow rek la ñuy déglu. dégg ngeen wax Sénégalais ñu continuer yow rek la ñuy déglu. continuer bi mooy sama doom. dafa ñëw pour waxoon affaire problème mu benn bon bi ngeen ne. daf ko doon dóor si mbedd bi. man sama doom su dóoree jànk ñu ne jànk la te du jànk nekk gisaane dama koy félicité. ku am doom bu lay dóoral comme ko du lakk. Saara sama kuddu la. kontaan et je la félicite. je la félicite ku tooñ sa yaay dóoral. lu indi dóori. indi dóori. lu indi dóori. buñ su ñëwaat ni mu nekk taxañ. dañ ko taxañ rek. non parce que yooyu moom je pense que. voilà man léegi maintenant loolu mun nañ ko ubbiwaat après si beneen chapitre. waaw. mais naa ko tontu parce que question bu mu posé dafa am solo. mënoon nga bañ a étaler sa vie privée xam nga mooy question bi. après 27 ans. après 27 ans. Saara dafa ñëw ngeen nekk kuy sa baay. yéen a ko sulli. dëgg la de moo ko laaj de. Saara dafa ñëw. nga nekk kuy sa baay. mais bu ñu déggee muy wax ndeelaay sama yaay. non. Ndella sa yaay yem na si Ndella. non attends. yéen a ko sulli comme ma tontu da nga sulli. yéen a ko sulli. mais avant loolu. xam nga lu tax yaa ko 2008 2009. Aïssatou Diop Fall moo njëkk a sulli moo bi baal bi. xam nga dafa ma mere. nu ngeen jotee nag lu tax mu lay mere. dama ko ne yow tamit kuy sa baay ak kuy sa ndey.
kon de ñun ñii waroon nañ laa mere. ñi ma wax kuy sa baay ak kuy sa ndey dañuy mën naa leen lim. mais ki la ñi la mere day fekk gisuñu seen i waajur ñun ñu ngi gis suñu yos nag. di leen non 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 yow ku dee ñu ñaanal non loolu kenn xamu ko. dëgg la yaa ko suuli. yow yaa ko ne kan mooy sa baay. mais buñ la déggee ndax yaa ngi dégg non da ngay nangu rek. bés bu ne buñ la déggee. non justement. non je suis pas man est-ce que maa ngi dégg ñuy wax Diouma Faye. on parle de Ndella Madior on parle toujours de mon père on parle de ma mère. ku la way ne Ndella doomu Diouma Faye da ngay nangu c'était pas une question à poser. en fait parce que doo leen poser question ba pare di ma reprocher la réponse. non reproché wuñ la xam nga lu tax dëgg la reproché wuñ la benn réponse mais dañu ne yow bu ñu la déggee tout le temps boo toogee di expliquer le fait que ta fille et cetera di waxtaan yow ak moom. pas tout le temps il faut dire la vérité. non mais ñun première sortie bi ñu gën a gis ci Ndella Madior c'était en je sais plus quelle année émission boo defoon sortie ci Walfadjri nga expliquer lépp waxtaan donc ñun. bu ñu demee ba gis sa doom expliquer non attends. luy dagg xam nga lii. lépp luy dugg ci réseaux sociaux na nekk. l'histoire naturelle véridique. bien sûr moo tax ñu teg la fi. la première émission sur Walfadjri. c'était pas sur ma vie privée. oui. mais bu la personne indiquée ñëwee daf ma jékki-jékki rek piégé ma. il paraît que benn journaliste bu sant kan moo jur sa doom. lu tax ñu ko si wax. waaw dëgg la ma encaissé à l'époque. gis nga bu ma ko defee. ba wax une partie de la vérité. sans tudd turam. mais àddina bi ñoo ma wuyu si Sacré-Cœur 3. am ñoo xam si ma gis di xëm. am ñoo xam dañu amoon seen doom bañ ko reconnaître ñu dem reconnaître ko téléphoné ma di ma ko wax. sa émission ak Aïssatou Diop Fall moo tax ma reconnaître sama doom comme sama émission bi mujj bi. ñu bëri dañuy dem reconnaître seen doom après. dégg nga mais bu mujj bi 27 ans après nga def ay révélations lu ko waral. waaw lu ko waral mooy question yi. parce que soo ëmb sa doom ma yónnee ko si Nafi Dieye. ñu war ko posé si benn problème bu mu amoon. ñu koy ne kuy sa baay. du yoon. xam nga du yoon. dëgg la léegi il fallait que ma leeral. waaw c'est important. avant yéen. Aïssatou Diop Fall moo ubbi baal bi. mu nakkari ko neex ko moo ubbi baal bi. ma muñ ko man yow mën nga ma def lu ma nakkari ma xaar 50 ans doog la tontu di saa dakan 27 ans laa ko doog a tontu. Aïssatou Diop Fall 2008 ba léegi 12 ans. ñun ci saa si. yéen si saa si. non maa ngi doog leen tontu nii. 3 semaines ou 1 mois après. njëkkee nga ko ci internet bi. waaw yëg naa si internet dugal naa la si bi may ne Big Pata. baal naa la ko nag. neexee ngam ne. su ma neexee ngam ne. dëgg la man de su ma neexee coofee. du noonu su ma neexee coofee maa ngi waaj a génne benn cassette. loolu da ngeen di buzz rek. da ngay génnee single. waaw single. loo ci wax album. album naa génne benn hommage à Diouma Faye soo duggee si YouTube bi. hommage à Diouma Faye man maa recruté Souleymane Faye. MD may ñu ko. maa recruté Souleymane Faye di ko awul di. duggal leen si YouTube bi hommage à Diouma Faye. yooyu yëpp xam naa dinañ ci ñëw ci kanam. Souleymane Faye mi ngi wëy man maa koy awul tontu boobu mooy première musique sur sama album. waaw mais tontu laaj bi dee la ñu. nee na ma tontuwaat bi. yéen bi ngeen kiiwee. comment il s'appelle miinu ma leen bu baax Maman Dieye. Maman Dieye ak l'autre comment il s'appelle Codou Cissé. ñu koy nuyu. voilà donc c'est des gens c'est des femmes gentilles. qui m'ont gis naa seen réaction ndeysaan bu ñu saalit. ndax di nga ma invité di nga ma demandé émission ma accordé leen ko. muy émission mi ngi tudd nu mu tudd ci encore. Tam-tam wala lu ni mel rek non du Tam-tam RTS 2 côté cour côté jardin. mu nekkoon numéro 2 ma nekk la première femme bi ñu war a invité man nangu leen ko pare wu ma woon sax le décor de l'émission ñoom ñoo ko créé dañuy ñëw sama bureau créé waat décor bi nga xam ne pare wu ma. waaw parce que dama def ay série de tuxu ba summi sama kër. pot de fleur sa dese wuñ ko moom pot de fleur sa yàq nañ ko ñoom ñoo créé décor bi ndeysaan kon accepté naa leen lu bëri. ñu ñëw def émission bi mais durant l'émission Codou Mohamed Cissé mi ngi wax ci nopp bi posé ko ci saa dakam. dama miir mais duma miir daanu. ma miir à l'intérieur ndeysaan ñu ngi def émission bi mais maa ngi ci beneen monde. nekkoo fa. nekkuma fa. Maman Dieye xam naa ni Maman Dieye. xamul lu xew. Maman Dieye il faut ne man jabaru saa dakam la. ndeysaan. billaahi après dafa excusé wu mu ne xaw moon affaire bi nii la demee. su ma xamoon nii la demee du ma poser question bi parce que kele mi ngi koy manipuler di ko def wax ko Sadaka naa léegi taxaw nit ko gis danaa kasi rek parce que commencé nañ émission bu bare mun tuma reculer ma bàyyi leen si biir dafa ak ñoom émission tontu leen que émission c'était l'émission a été magnifique
parce que j'ai répondu correctement. loolu mooy l'émission a été magnifique gis naa mu génne ay textos ci internet bi mais effectivement maa ko ne l'émission est magnifique kañ lay génn mais li ma daj ba may def émission man rek maa ko xam. dëgg la. parce que l'émission a été soo leen seetloo l'émission a été enregistrée en 2 étapes. dama def ba pare après ñu jël beneen jour ñëw enregistrer Sarah. parce qu'il fallait préparer Sarah. dëgg la. il fallait préparer Sarah mënuñu ko enregistrer immédiatement dama ko préparer ba pare ñu ñëw jël Sarah fekkoo ma sax mu ngi koy jël ma bàyyi ko mu wéet ak ñoom après ñoo monter émission bi kon émission boobu bi ñu koy def ça a été une très belle émission vraiment mais à l'intérieur ça a été fait dans la douleur. parce que ki may waxal foog nga nekk j'étais la femme j'ai dit je suis pas l'épouse. je suis pas l'épouse. on a des problèmes mais on va se réconcilier xam nga loolu laa koy tontu si biir. parce que moom mi ngi kii rek mais on va se réconcilier mais xamul lu xew. léegi Sada Kane. donc c'est ça quoi léegi 27 ans après. 27 ans après ma fille est venue à lancer un clin d'œil à son père. Ici même. Apparemment son père n'a pas été sensible à ça ou bien peut-être il a été sensible à ça en tout cas un membre de sa famille m'a dit que je tairai le nom m'a dit qu'il n'est pas sensible que écoute cette histoire-là bon il y a que le tribunal qui peut régler le problème. ma xoolaat affaire bi ma ne s'il est sans cœur boobu xam naa parcours am yëpp. man nag Sada Kane mosuñoo xuloo. dëgg la. mosul wax ma wax. xam nga kañ laa gëj gis. mais quand j'étais enceinte de 6 mois. nga ko gëj a teg bët. laa ko gëj a teg bët côte à côte face à face. quand j'étais enceinte de 6 mois. ba jonn yàlla tey. dëggantaan. damay jóg dam de. déedéet moo fi wax dëggantaan. ah. man j'ai 54 ans. weesu naa fi ñuy fenee. dëgg la. d'accord. quand j'étais enceinte de 6 mois. ok la gëj Sada Kane toog ma toog et c'était dans sa voiture. et boobu yaa ngi am 27 ans aussi. 25 ans je crois. 25 ans. d'accord. ñëw naa 2STV nag. dajeeg moom. ma gis ko mu daw. ñu may maquillé ma gis ko mu daw. lu tax muy daw posé une question ko. yéen da ngeen ko ragal xam ngeen da ngeen ko ragal. da ngeen ko ragal. dinañ ko invité. da ngeen ngi dem invité ko mu tontu leen. waaw am na loo xam ne du ko tontu yéen da ngeen ko ragal. selon toi lan lay daw. c'est ça il a peur. c'est quelqu'un dafa am kersa. ndeysaan torodo la. waaw torodo bu rax. alum rax nag. torodo bu rax la. alum rax. daa rax de. bu raxee ma rax de. ma ne maa gën a bokk ak Sada Kane ki yow. mooy Pape Sarah. si mun a bàkku. maa la si ëppale. dëgg la dégg ngeen wax ji. dëgg la voilà kon foofu lañ koy kal. léegi mu daw. kon foofu lañ koy kal. léegi après sortie bi. yaayam sama loxo bii la jaar. dégg naa famille bi la wax boobu la leen di naqari mais man maa ko toppatoo ba mu gaañ ba mu kii ba mu nelaw. ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm. kon bëggoon na la da ko doon defar ay beñe Sarah di ko seet si. nee na mënul du dara doomam. kon bu ma kenn wax dégg naa wax boobu famille bi ñu yëngu woon ma ne foo ne nekkoon bu muy prince kii Dantec. foo ne nekkoon. ah bon. foo leen nekkoon Ndella Madior Diouf kese ak ama wan la woon de. ba ma leen ciy delluwaat fële Mariste. ndeysaan. j'étais avec elle. Elle était digne. Elle était brave. Elle voulait pas rester à l'hôpital. ndeysaan. d'accord. tàgge yi sama télécentre lañ ko defee. ndeysaan tàgge leen lépp gratuitement. ok. donc la grand-mère de Sarah s'est bien occupée de Sarah. Sarah a des souvenirs d'elle. Elle faisait des beignets, etc. Et moi, j'ai la conscience tranquille avec elle, quoi. émission bi nag comme dafa am ay rubrique te yaakaar naa ne temps baa ngi ñuy waaj a xoj Biggi Tata Ndella daf lay wax lan la web bi xëyee tey. Aïcha Biggi. lu web tey. alors Nafi Dieye lu web tey dañuy tàmbale ak révélation yoo xamante ni Kouthia Show borom Kouthia Show daal di koy tàmbalee wax moom Kouthia di Samba Sine moom nee na ba mu nekkee hôpital ñëpp xam nañ ni que dafa atteindre woon li di feebaru Covid 19 bi di coronavirus. nee na dafa gis Serigne Babacar Sy mu daal di koy feeñu ba mu ko feeñoo nag ne ko di nga daal di wér daal di jóg fi nga xam ne ci nga nekk nii ci hôpital bi moo tax ñëpp doon craindre ni que Kouthia dina mën a feebar bi dina mën a avancer ci moom. alors que après mujjul avancer. donc dafa mujjee tane et ñu koy ñaanal mu gën a tane aussi. alors deuxième actualité bi nga xamante ni moo lëmbee internet bi moo daal di nekk baptême de classe boo xamante ni Zahra Mbow mu ngi fa woon ak kii di Kya Aidara jabaru Pape Cheikh Diallo
fële ca TFM donc ki doon ngénte du kenn ku dul Bijou Ndiaye moom nag dafa accueillir son 3e enfant. Présentatrice wu TFM bi nag actuellement elle est devenue maman d'une petite fille donc ñu koy aussi souhaiter longévité pour sa fille. félicité bu baax Bijou. voilà donc sama xarit la sama mag la. elle est très gentille xaritu Thioro Mbar Ndiaye alors bu ñu jógee ci actualité boobu Omaro moom nag ci wax ju rëy lañ koy daal di ràññee ndaxte moom nee na encore une fois dafa bëgg jigéen ba pare dafa nekk koo xam ne dafa ñeme doxaan. ndax am na ñaari jabar ak 13 copines donc mu nekk loo xam ne choqué na internet yi ndaxte boo waxee lu web tey te tuddoo ci Omaro ci waxam ji nga xam ni wax na ko dafay nekk loo xamante ni peut-être dañ koy jéem a tëb wala ñu lor ñu information bi en tout cas propos yi daal yu présentateur bi nekkoon ci Vous et Nous samedi bi passé la ko daal di woon def animateur bi nag moom ci aveu yoo xam ne day choqué nit ñi ci la dëkk sans exagérer nee na moom Dieu mais témoin maanaam yàlla xam na ni moom 13 copines te 10 yi moom nee na 10 yi bëggu leen ñoom ñoo ko topp 3 yi nag xam naa ne ñoom la jox bopp moom daal Omaro daal wax dëgg yàlla. waaye naa ko jabar yi nañ ko lijjanti seen bopp. nañ ko lijjanti seen bopp. affaire familiale la. affaire familiale la ay actualité bi ci topp Coumba Gawlo donc dégg nañ coowal Atepa Pierre Atepa nga xamante ni dégg nañ ko yàggul dara moom ak kii di Aby Ndour ak maître Babacar Ngom bu Sedima. donc moom Babacar Ngom ak Atepa ak kii di Aby Ndour déggoon nañ seen i coow waaye Coumba Gawlo dafa daal di fële ne moom la plus petite somme que Pierre Atepa Goudiaby ma donné varié entre 2 et 3 millions de francs CFA. maanaam somme bi mu koy jox di ko may wala mu koy octroyer somme bi day toll entre 2 ak 3 millions de francs CFA da ko koy may nee na moom dégg na rumeur yi nga xam ne dégg na coow li ñuy wax ni que moom digganteem ak Atepa waa Dakar Buzz ñooñu ko daal di xamle mu nekk loo xamante ni daal neexul trop ci dégg-dégg. ayca dañuy tëjee actualité boo xamante ni tey copine Mbaye Niang di Émilie Fiorelli dafa daal di accoucher de son 2e enfant donc moom Mbaye Niang muy célébrer li nga xamante ni moo di accouchement wu jabaram aussi sans limite moo ñu ko xamle ñu daal di fay ndar keppee information yi. Daba Boy sax du ñàkk tamit bëgg naa ñu dugal ko nag. xam naa vidéo la rek boo xam ne dama ko dencoon pour gàgg ndax Daba Boy mi ngi daal di xas ki nga xamante ni moo nekk ci réseaux sociaux yi di ko defal ay vidéo di def ay pose xef ak yeneen maquillage yoo xam ne daal doy na waar ñu seetaan ko léegi daal di dellu ci plateau. booy bi laa wax booy boobu di ma toppandoo te doon góor di def yu fi jigéen gis nga sama visage man damaa rafet du gis nga sama visage seenoo benn xef man damaa rafet arrêtel nga dem liggéey ji li ngay def du aar bi ñi lay diggal dañu lay lor li ñu lay fay du mat sax 60 000 bëgg yee nga koy fay da ngeen maa bëgg lool ajaratu Daba Boy wax yaa naan moom laam du moom mooman nu ma neex mel. voilà bi gi ñoo ko gisandoo Daba daal nee na moom dafa rafet. waaw nee na daa rafet te ki koy toppandoo dafa ñaaw na bàyyi yëfi jigéen ñi. te def yëfi góor ndax ñàkkul li ñu koy fay 60 000 la. 60 000 ñàkk nag ndee la wax ñu vraiment moom relation am. ak voyante yi ku ci mel ni Daba Boy ku ci mel ni ki nga xamante ni moom moo di Yaay Fall bi nga xamante ni. seetaan nañu interview bu mag bi mu amal sur Dakar Buzz tontu ci accusation yi ñu ko def waaye itam indi ay leeral ci sa diggante ak moom bi nga gisee yooyu de interview yooyu noonu yëpp lan la def ak tey jii boo amoon loo di tontu par le biais de la Sen TV Dakar 100% Buzz plus précisément lan lay nekk. voilà léegi da ngeen dugal benn rubrique bu am solo. da ngeen tàmbale ci Kouthia. ne Serigne Touba da ko feeñu woon. sëñ Babacar Sy. Serigne. Babacar Sy ah d'accord Serigne Touba laa dégg Serigne Babacar Sy moo ko feeñu. loolu dafa nekk xam nga nit yu baax yi. dañuy feeñu partout. gis nañu sax ñu ne yow Serigne Touba feeñu na la ci sa antenne xam nga loolu yàllaa ko indi. ndax loolu indi moo fi woon. damay installé benn antenne Diouр Sani FM de 37 mètres sur R+1. à Saly ci kaw bisi Saly. may live après xam nga dama généreuse. parce que damay jàngal nit yi naka la ñuy installé rajo j'étais même pas obligée de le faire. parce que nit ki dafa war a jàng dafa war a fay pour xam loolu. ma nekk ci terrasse bi dinañ di expliquer naka la ñuy installé pylône yi et cetera ni ñu koy defaree moom wanu ma ne ko parce que defar nañ ko ba pare. mais un jour dinaa leen wan naka lañ koy defaree. parce que moi je suis toujours comme une benn professeur bi je partage j'aime bien partager su may coacher sama animatrice ñoom Patra ñoom Carla Rogers ñoom Simon ñoom et cetera je donne tout léegi ñuy installer affaire bi man sama bopp may live jël sama kii iPhone 11 yu mujj yi génne xam nga day jël image yu baax qualité bu baax ma ñëw dama ko doon testé sax
filmer de la tête du pied à la tête topp installation mi ngi yéegee pylône yi ñu ngi koy taxawale yëpp muy filmer ba teen si asamaan si ma ne man maa ngi filmer de waaye dina am lu feeñ parce que sama propre yaay def nañu ko mu gaañoo ba def 15 jours daf ñu def saara si bopp moo doon fa mu ñoo taxaw si ginnaaw mu ñëw taxaw si ginnaaw moo tax ku faatu dootuma jooyati y a une vie après la mort ku faatu dootuma jooyati y a une vie après la mort ñi dem daf ñuy dañuy dellu si di ñu xool ku ko gën yaa xam ku ko gën ci beneen monde daal il y a une vie après, il y a une autre. Il y avait même une vie avant cette vie-là, c'est ce qu'on appelle le karma d'ailleurs. Oui, mais soo defee médecine ba gis spermatozoïde ak ovule ñu ngi jaxasoo. ba di transformé wu ay jën ak ay forme animaux yëpp. cochon tout lépp day nekk si biiru yaay ji. ba nekk nit. nga xam ne yàlla karim am na kenn koo xam ne moo defar li waay. ngay teen ak parabole bi. filmé daf ko live. am na nag daf ko capture d'écran. Après, à un certain moment donné, dama bàyyi jël changer beneen téléphone. parce que j'en ai plusieurs. ma su may live damay def bii téléphone bi day dem YouTube bi dem Facebook bi dem et cetera et cetera. ma jël benn téléphone bu libre photo nag bu ma jëlee téléphone bu libre nag photo. bu ma photo foofu jël plus de 40 photos. ma def partage. envoyé waa Touba xam nga dama am xarit yu bari ñu nekk Touba. ma def xam nga WhatsApp doo mën a envoyer plus de 30 photos. ma cliquer ba 30 ba ne fii nga mën a yem. ma balancer après dem tëddi nelaw. yow 2 heures du matin xool gis ñu retourner ma photo bi dama gisuloo li nga photo gisuloo image bi si nekk. ba xool mais ñu image Serigne Touba. est-ce que. ku bëgg gëm. ci veille màggal ma ne ku bëgg gëm ku bëggul gëm. quel est le problème. yaa ko gis sax man photo naa. envoyé naa waa Serigne Touba surtout Serigne Touba yi ñoo ma renvoyé waat photo yi du ma leen wax ko def. ndax yoon kenn newu si. ñoo ma envoyé ne ma xoolal. seen maam sax Buur Sine dafa am fu mu jaar ak Serigne Touba. mais man Buur Sine mooy sama maam. dëgg la dafa mu neex nit yi nak neex nit yi. dëgg la Ndella kon Serigne Touba su feeñoo. si sama installation antenne daf ma sotle. dëgg la mu am ñu ko bëgg gëm. ku ko gëm bëgg a gëm ku ko bëggul chauffeur yi rek la. voilà man de en tout cas man Serigne Touba feeñ na sama installation en tête. bu ñu avancé. te am na keneen ku si gën a feeñ. Serigne Mourtada feeñ na si. pas Mourtada Mountakha. Serigne Mountakha boobu dama ko bañ a wone. boobu moo gën a leerati moom laa koy won. incha allah Serigne Mountakha si boppam moom laa koy won. Aïcha Ndella mais dum la ko won dum ko won kenn. waaw donc pour dire parce que sama question yi day yaatu te day am solo te day informé. kii comment ça s'appelle Kouthia wax na dëgg. moom jóg na. wax na dëgg. ñi jiitu dañuy communiquer ak ñun. dëgg la bu fekkee da nga leen gëm dëgg. dañuy communiquer ak ñun. yaay faal bi lan nga koy. mooy yéen loolu ma leen saf. gis nga sorti woon ci Dakar ba. seetaanu ma ko sama doom moo ma ne xam nga sama doom. comme que sama doom dafa doon fanaan ak moom dans un même appartement bi nga ko demee secourir pour bañ mu dee par overdose. moom nee na yooyu yëpp du dëgg de. d'accord lu ko neex wax. nee na yéen a daan man de. je suis allé prendre. nee na yow boo xamee loolu rek xëy na. yéen ñaara daan ànd di ko dégg man daal yaay faal. man daal na wax lu ko neex xam nga ku gis Ndella Madior bii. di wax ak doole. luy xeetu cigarette. luy xeetu alcool. luy xeetu drogue mosul laa suñu kër Madior Diouf kenn du tux ko na tous les membres militants du RND suñuy tux si biir lañ koy tuxee xalaatuñu ko tux si biir kër gi. rawatina Sénébar. xalaatuñu ko par respect. y'a que les voyants yu ñàkk yar ñooy tux dans les locaux. léegi di naan dans les locaux ñenn ñi di lakkatu di drogué wu. te loolu am. léegi maintenant loolu nag laa ne stop loolu laa jotee ak yaay Fall man ne ko tux beeg naan beeg drogue bi kenn dootu ko def si kër gi. si biti. Saara ñëw dëggal. loolu mooy histoire bi. loolu mooy histoire bi loolu lañu jotee moom nee na jàppale na la ci lu bari defal na. liggéey na day liggéey maa ko formé. Yaay Fall dafa jékki-jékki wax maa formé Yaay Fall formé Daba Boy ci communication. ñooñu ñëpp dama leen defar. maintenant y a des dérapages. ba fayoo ko 60 000 Daba Boy. Daba Boy son premier salaire 200 000 francs la ak Ndella Madior c'était en 2008 ou 2009. loolu yàgg na. comprendre nga. waaw kon bi ma ko ñëkkee fay 200000 dafa am jom nag salon la dem jëndi bu xaw a mel nii. la dem jëndi yóbbu ko yaayam. tënkee lu mu gañe dem tabax yi
këram bi nekk Tëngéej boobu seen kër ndeysaan taxewu melu woon noonu. mais mu am jom. waaw xam nga moom dafa am jom. dëgg yàlla. ñoom ñëpp dañuy am jom. dañuy am problème parfois entre jigéen comme que man damay dëkk si biir kër gi damay dëkk si rajo bi. su ma dëkkee si rajo bi après dama leen di invité dans mes locaux. parce que ñoom dañuy stressé. si ñuy stressé da nga leen di woo. pour ñu décompresser moi j'appelle je vis avec des voyants. ngay jotee ak ñoom nag. je vis avec les voyants jotee ak ñoom ñooy teraanga boobu yëpp ku la ko defaral doo ko teg bët. voilà ñoom dañuy génn di wax ni que dañuy bàyyi nag jóge nañ peut-être waaw loolu si ñàkk kii rek la ñàkk doylu rek la. waaw ñàkk doylu rek la kon Daba Boy. pour le cas de Daba Boy dama ko defar. waaw dama ko defar ba mu defar këram. nga defar Yaay Fall bi itam. waaw Yaay Fall kii bi lu muy jël rek. moo ko yàqal mais heure bi départ Yaay Fall may nañ ko kër. Yaay Fall neen li nga wax jëkkëram metti na ko nag. na ngi may dama bëgg a wax jëkkëram bi ma wax. xam nga dafa am comme que moom dafa am chance su jëkkër dama bëggoon ñu ràññee ban jëkkër gi la. mooy bi handicapé bi. bi handicapé bi moo koy encouragé si drogue bi maa ko wax. te moo am. te bi ma te duma si aalu. dama ne ki handicapé bi comprendre nga moo ko encouragé si lii yépp. maa ko wax. mais Ndella yow te moo am mbaax gi nga wax ni maa ko wax te moo am te mais da ko si fekk. mais da ko si fekk. ñu riirandoo. ñu riirandoo. dégg nga wax ji. mais Ndella léegi ma rocc ko. pour jàppale ko. dugal ko si environnement Moïse. mais dama coaché Moïse pour Moïse mun ko ak supporter parce que sinon dafa naroon dee. sinon dafa naroon dee. ma bañ naa rek ñu ne une voyante de Ndella Madior meurt par overdose ma jël sama chauffeur Moustapha ne ko nañ ko dem wari jëli ko. balaa muy dee di ñu toroxal. waaw bu jubóo leen nag. c'est pas un problème Yaay Fall j'ai pas un problème avec Yaay Fall. Yaay Fall su na doon dellu si waat def émission pour man y a aucun problème. mais dafa am problème ak Sarah am problème ak Madior Diouf. sa papa man su fekkoon man rek. tey mu andi tey mu gisaane mais manque respect nekk si mbedd bi di yuuxu. nekk si mbedd bi di saaga Ndella Madior manque respect ba Sarah di ko dóor. ñëwaat ñooñu. su ñu mënee baale amul benn problème. ayca Ndella ñu bu ñu bëggee jeexal nag bëgg naa laaj bi nga tontu ko rek ñu jeexal parce que temps bi nag jeex na ba pare mu di mbaax gi ngay wax ni moom ngay di sa employé yëpp lan moo tax il te le rende mal. Yaay Fall tontu naa la sa bon yi même sur le net quand tu dis xale yi bëgg liggéey ñëw leen les commentaires te dis bu ngeen demee du leen fay de mais te yow ku la xool xam ni peut-être amul problème xaalis mais lu tax doo fay say non buy posé question boobu lu tax da ngay ne lu tax ñooñu di wax lu tax waa ñuy wax ni ñoom duñ la doo leen fay parce que ñi naan doo leen fay nag bëri na sabotage mais ak bëri nañu mais da ngay woote ne képp koo xam ne Ndella Madior dala amel xaalis na ñëw retour bés bii di ñëw baa fii du fees maalam baa fii bees ñu seen ndax dina fees ok il faut arrêter de provoquer les gens daf ko ñu seen ndax dina fees loolu laa la jox de danga koy daf nag mais wax bi jeex wax bi jeex danga koy daf Ndella yaa ngi ñuy napp nag mais parce que danga koy daf waaw mais ñoom bu commenté annonce bi nee naa leen fii semaine mais parce que dañuy saboté képp koo xam ne Ndella Madior Diouf dala amel xaalis bu weex tàll te nga liggéeyal ko te joxu la ko rétro bu ma nee fay nañ de rek problème dañ koy réglé problème dañ koy réglé on est dans une émission man kenn du ma yab ma ne kenn du ma yab tudd ngeen wax bi nañ ko réglé benn yoon mais lu tax ñuy wax loolu kon yab nañ la de muñal ba jeudi muñal ba jeudi joxe sa numéro téléphone ñu ne écoute mango seetaan ndax jeudi dinañ fi rang nee nga bi ñu wax à visage couvert na ngi wax comme ni ma ko waxee nii da nga ñëw mais yow bu leen ma sonal waay bu leen ma sonal les gens bu leen ma sonal ça m'énerve cette histoire là dëgg la ça m'énerve sama xol laa koy waxee sama xol laa koy waxee nitu dëgg nga ça m'énerve je fais pas un show sama xol laa ko tibbee yow jël naa la ngay sama bon nga tëdd dina aussi néeg nga war a nettoyer nga war a def extra defuloo dara di seet ko nobante si kër gi kooku dama naa la xaalis déedéet dama la naan ñibbil ndànk ñi nekk si internet bi di yuuxu commentaire di wax ñi nekk si internet di yuuxu dañ leen fay dañuy saboté su ma defee annonce ñu ne bu leen dem luñ ci aussi sama kër ñu fees del sama texto yaa ngi fees del waxu ñaari nit ñetti nit empêché wul kenn ñëw si Ndella Madior dégg ngeen wax ji maay phénomène
maa saf si jamono maay créer emploi maay buzz. dëgg la. moo war a ñu ne kii na ngi saboté affaire am. je m'en fous. man am naa ay nit. yoo xam ne ñu may liggéeyal parmi ñoom nag am naa beaucoup d'espoir ku ma gis ma la si biti. je renvoie facilement. parce que da nga leen di xàmmee taw bi. soo moyee ma xam ne yow da nga tóob nga da nga ñëw pour xool. soo moyee xam nga actuellement. damay yow tam nit lañu. on est médecin de formation. soo sincère. da ngay flairé xam soo sincère wul. su ma nee jàkk dama koy xam. dëgg la ndey la mun nañu def émission comme nii. damay gis que nit ki soxor na wala soxoru damay gis que nit ki soxoru. mais dafa bëgg sortir des éléments dans son émission. voilà ndey la alors. mais damay gis que nit ki soxoru. alors mais am nañu mais non mais bonu leen. sinon ba dina tukki du ma toog jàkkaarloog yéen man ko bon du ma jàkkaarloog moom. foog si àddina. da nga nekk journaliste soxor. doo ma am. waaw. am nañu ay journalistes yu ñëw déposer ay demande d'interview envoyer ay interview def lu leen neex. def lu leen neex. mais ñu ñëw fekk ma sonn ndeysaan. mais mënuñu comprendre que Ndella Madior day sonn. voilà Ndella nag heure bi. après dañuy tontu. malheureusement tontu mu coupé. bëggoon nañ mu gën a voilà yaatu neex na mais dama bëgg a wax rek. ñii il faut arrêter ba dina di tukki nag comme que je suis candidate à la présidentielle. je vous ai montré c'est ça Ndella naturel. ñii nga mel de. je suis naturellement comme ça. mun naa seddu guy mun naa nekk bombe. pourvu qu'on me provoque pas. kii si frotte si pic. du leen fay comme nañu toog seen kër. mu jeex lan la fi wut si. du leen fay toogal sa kër. ok. lu ma bon am na ku yore sama ku téye sama 1000 francs. loolu la fi wut si. toog leen seen kër. mu jeex Ndella moo nekkoon suñu invité bu tey ñu bàyyi la rek rapidement en une seconde nga def sa mot de la fin ñu tëj émission. mot de la fin mooy toog leen seen kër su fekkee da ngeen ne du fay. waaw toog leen seen kër ku xam ne am na compétence am pour jox ko Ndella Madior indi loolu laay wër. maa ngi wër chauffeur maa ngi wër animateur professionnel. maa ngi wër ni nga xamante gisaane professionnel. maa ngi wër lépp si kaw nga am compétence. soo ñëwee nga battre ba coupe. kuy dute toogal. mais su fekkee nag da ngay dute amuloo benn compétence bëgg ñu former la gratuitement. toogal dama lay mbéj na la pof. mu jeex voilà moo nekkoon suñu invité bu tey moom Ndella Madior Buzz du Net bi wax ma lan la ñu tëjaalee ko bi. dinañ ko tëjaalee may remercier ki nga xam ne daf ma habillé di Massimo Shop. au 78 351 94 40 nekk Ouest Foire. Buzz du Net bi lan la. ay ca Buzz du Net bi maanaam li nga xam ne mooy top tendance son bi 5 la OMG ak kii nga xamante ni moo di Didi Diaw Diop. xam naa ne Ndella man ak yow dañ koy daaneel waaw ngeen def seen ay noir et blanc man ma ñëw dégradé ko sama rose bu la lii moo nekkoon nag seen 100% Buzz bu tey j'espère que li ñu leen fi indil neex na leen comme ni ñu koy defee samedi bu jot rek dañuy topp actualité te ku ne xam na ni madame Diouf Ndella Madior moom moo def actualité semaine bi yëpp voire même 2 semaines ndax moom ay bësam du mës a wàcc alors ñu jox leen dig daje samedi prochain inch'Allah même heure même fréquence mais entre temps restez avec les programmes de la Sen TV jërëjëf Papa Maba ci njàppandal bi jërëjëf MD remercier Biram bu baax au montage